Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bal ba tàkk na la ñu doon ruumandaat am na la ñu doon sikki sàkkaka laam-laamee ka nasaka not ci taxaw na Kër Massar def nañu ko département ubbi l'Observateur njiit réew mi Macky Sall ni mu ko digge woon waa Kër Massar keroog fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar 2020 bi leen mbënd mi songee sonal leen yàqaleen lu bari mu demoon fa moom Macky Sall doon leen masawu ca la leen waxee woon ne li ñu bëgg ci Kër Massar ngir mu mën a doon il faut que dañu koy defub département yéenekaay bi nañu def nañu ko département nag Kër Massar mooy ñeent fukk ak juróom-benneelu département bu Sénégal ministre intérieur di Antoine Félix Diome ak Omar Gueye ministre collectivité territoriale ñoo def ab communiqué démb di ko ca dëggal ñetti arrondissement moo am ca département bu Kër Massar mu di Malika Yëmbal ak Jaxaay Le Quotidien nañu démb ci la dogal bi soog a si waaye bi président signé décret bi def Kër Massar ab département ak léegi def na daanaka semaine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai gi ñu weesu ca la ko Macky Sall signé woon journal bi bind ci xëtam mu njëkk ne Kër Massar 46e département bu Sénégal Macky Sall jëmmal na plan bi ko Omar Gueye tegaloon moom Omar Gueye ministre de la décentralisation yéenekaay bi nee nañu moom la bambam gën a maase ci redécoupage bi ndax Sangalkam ga mu jiite doon maire ba moo ca gën a neexle Soleil national xëy ci cocc ak cosaanu Kër Massar na dëkk ba njëkkoon a tudd di Banxaas ak fa mu jaar ba tey ji mu tudd Kër Massar doonub département lépp mi ngi ci page 12 ak 13 bu yéenekaay bi yeneen yi yéenekaay yi xëyee bokk na ci góor gi di Abdoulaye Wade mi waajal moog waa këram élection locale yi Sud Quotidien wax ñu ne waa Parti démocratique Sénégal activé nañu seen task force Abdoulaye Wade tànn na fanweeri libéraux ngir ñu xalaat ci pexe yi ñu war a demee ci élection locale yi Vox Populi gis ne Abdoulaye Wade mi ngi namm ay ngànnaayam daas fanaanal di xaar locale yi 23 janvier 2022 yi la Sénégal nañu la ciy ñu rekk moo di Abdoulaye Wade def na blisam tànn lu mat fanweeri libéraux ngir ñu doxal yëf yi waaye Bara Gaye bokku ci kenn seenul aw turam ci liste ba la Tribune nañu Abdoulaye Wade mi ngi waajal xaat combat électoral bu mag bi doom ja di Karim Wade moom ak Khalifa Sall ak Macky Sall ñoom ñett ñoo gën a fës ci xët mu njëkk journal Tribune bind ne muy Karim Wade di Khalifa Sall ñoo ngi ci seen xeex bu mujj ngir seenu fon ci politique bi mën a gudd xeex ngir ñu am ne leen waruñu jële fi article L31 bu code électoral bi leen tee bokk fexe ba ama taxawaay bu mag ci géew politique bi fexe nu ñu mën a doonaate ay électeurs di woote ngir mën a doon ay candidat kenn ci ñoom di meerum Ndakaaru ba woon Khalifa Ababacar Sall maire bu Guédiawaye di Aliou Sall mi ngi seede ci moom lu rafet yëral xët mu njëkku Les Échos Aliou Sall nee na Khalifa Sall nitu kese la nit ku sell te tabe nit ku woyof te bëgg yaayam lool Les Échos nañu mi ngi ko wax ba mu demee doon ko jaale ji yaayam ji génn àdduna ginnaaw Khalifa Sall ak Aliou Sall ñu sar tàggal ba ci meneen Sall Macky Sall moom président de la République doo nit njiital Benno Bokk Yaakaar moom la journal Enquête xëy li mu gis ci taxawaayu Macky Sall ci local yi 2022 yi moo di président bu APR bi mën na cu mën na ca coalition tous tasaram gi mu yor di waa Benno Bokk Yaakaar xam na nu muy waxee ak ñoom ci jamono ju nekk li koy firndeel moo di dégg nañu ko keroog ca Kaffrine mu ne duñu nangu benn militant di dem ci élection locale yi ak beneen liste bu bokkut ak bu Benno Bokk Yaakaar Enquête dina kay nañu te moom Macky Sall mi wax loolee keroog 2014 moo fi waxoon ne élection locale yi mbirum local la moom du ci dugg ñu dugg ci kasoy réew mi ngir wax ci mbiri ki fa génnee bu yàggul di Boy Djiné L'Observateur xamal ñu ci xëtamu njëkk ne gardien yi liggéey keroog bés bi Boy Djiné évadé waa sûreté urbaine auditionné nañu leen démb waaye li ñu wax enquêteurs yi moo di évasion bu Boy Djiné ñoom gisuñu ci dara dégguñu ci dara xamuñu ci dara Les Échos nañu dàq nañu it ba mu set wecc li ñu naan Boy Djiné li ko dimbale ba mu génnul ca kaso ba ñi ci kaso yi réew mi li ñuy dund journal L'As ne nañu xàmmee suwu ko ak jaxal na ma kaso yi fees nañu del journal L'As ne nañu xàmmee suwu ko ak jaxal na ma kaso yi fees nañu del ñeñu fa tëye ñu toog di xaar seenub atte bu yàgg ba léegi di longue détention préventive jéggi nañu dayoo ndax ci 11 547 doomu aadama yi nekk ci kaso yi 177 ci ñoom ñoo ngi xaar ñu atte leen bu yàgg ba léegi. Savona Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia ak journée soxna Touba ca kanam bi am le 12 juin ca CICES ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye di ko gërëm na ko noonu mbokk yi yéen ñi àndoon ak RFM rajo Futur Média ci xibaaru suba gi Kër Massar nekk na département léegi mooy ñeent fukkeel bi ak juróom-benn Sénégal a ngi woon ba fii ci ñeent fukki ak juróom ne ay département ñeent fukk ak juróom-benneel bi Kër Massar la ginnaaw dogalum njiitu réew mi Sangalkam Diamniadio dooni arrondissement fareek département Tëngéej loolee lépp nay xibaar ñu ngi ko jàngee ci bataaxal tukkee ci ñaari kilifa yi di ministre bi dénk wàllu collectivité territoriale Oumar Gueye ngoom yore biir réew mi Antoine Félix Diome ci kanam tuuti yooyu jëbrin daan sax dajeeg taskatu xibaar yi waaye ci kaw gouvernement beeg la mu jógtee népp janoo diggam ak taskatu xibaar yi bu 10 heures lay doon ci taax mi ñu duppee président Mamadou Dia ci Ndakaaru Sénégal ci wàllum koom am nag leble tukkee ci ñi nga xamante ni ñooy ñaari téeméer ci investisseur bawoo ci marché yu ne ci àddina lu toll ci juróomi téeméeri milliards
ak juróom-ñett juróomi téeméeri milliards yu ñuy fay ci diirëb fukk ak juróom-benn ci at nguur gi jóg tey ca gungey projet yu wekku ci wàllu pétrole gi ak gaz gi wàllu xibaar bokkoon na ca njort gi nuy am ca Kaolack bu keroogee juróom-ñeenti fan ci weeru juin ci wàllu fitna ndax amical prestataires yi Sénégal yi bëgg a dox préfet ne déet ñu ne dinañ ko amal naka seeni naatangoo yu diwaan yeneen i Sénégal. Kader Lo moo nekkoon ci technique bi ñu koy jaajëfal bu baax soxna Yacine Pouy ca ñeel chambres africaines extraordinaires ca amu ci woon ab sañ-sañ ci gisab Madiambal Diagne waral kalaame gi ci wàllu yoon. rajo askan wi. juróomi téeméer ak juróom-ñett ci ay milliards Sénégal am na ko nebleble lu jëm ci wàllu fukk ak juróom-benn at mooy diir ak pay gi taux bi di téeméer yu ci jël juróom yu tegal loolu nag bokk na ci li ko waral ab gi ñeel nguur gu Sénégal mooy dal di ci gunge ay projet yoo xamante ni ci wàllu gaz beeg pétrole gi la Amadou Sabax Ba. coordonnateur cellule communication bu ministère bu yor wàllum finance ak budget nee na rebond bu yees bi maanaam xaalis bi ñu lépp dinañ ci financer ay projet yu jëm ci wàllum pétrole ak gaz waaye tamit ñu mën a fay bor bi atum 2014 mu war a jeex sax fii ak 2024 Bale Prera. muy may Sénégal jëndaat bor boo xam ne daf ko amoon am na ay at ci ginnaaw ba pare loolu dafay yokk at yi nga xam ne si la ñuy fay bor bi muy nekk lu am njëriñ loo xam ne Sénégal dina ci gën a mën a wéy di jël lii di ay projet ci wàllu gaz pétrole gën ko mën a financer ba Sénégal gën a suqaliku. naam jàpp nañ ne ndam lu rëy la ci nguurum Sénégal waaye yile xeetu financement bu moyul lekk mu jur ay risques loolee mooy xalaatu docteur Ibrahima Mbaye xam-xamam màcc ci wàllum koom mu ciy joxe ay digle. renforcer en tout cas bonne gouvernance bi xool nu muy tegee li ñuy wax gestion optimale pour vraiment lépp li ñu teg mu jaar fu mu war a jaar gestion publique également jaar ni mu war a doxee ba nga xam ne du am benn détournement d'objectif bi ci topp mooy utilisation des ressources maanaam jël xaalis bi dugal ko ci fu mu waree maanaam foo xamante ne bu ñu ko fa defee dina jur loo xamante ne dinañ ci mën a rembourser dette boobu ñu contracté bi ci topp mooy ñu fexe ba ñoŋal jàppale entreprise privée yi ñu mën a liggéey pour mën a créer croissance bu ñuy wax croissance inclusive nga xamante ne dina mën a créer ay emploi mën a réduire pauvreté ba nga xamante ne ni xaalis dina mën a jur loo xam ni ëllëg dina mën a rembourser dette bi li ñuy wax la soutenabilité de la dette. lu ëpp ñaari téeméeri investisseurs yu jóge ci marché financier yu gën a mag ci àdduna bi participé nañ ci émission d'obligation bii nag nekk juróom-benneelu yoon Sénégal di def lu ni mel gannaaw bu 2009 2011 2014 2017 ak bu 2018. jërëjëf Amadou Sabax Kër Massar département la léegi ci Sénégal kon jàppale ni mooy ñeent fukkeel ak juróom-bendeel bi ginnaaw décret di dogal tukkee ci njiitu réew mi ministre Antoine Félix Diome yore biir réew mi Oumar Gueye bi nu dénk collectivité territoriale ñoo ko ànd xamale ndoor ci communiqué bu nu signé leneen ne dogal ci wàllu communiqué bi bokk na ca Diamniadio bi nga xamante ni dafay daal di doon mook Sangalkam ay arrondissement yu département bu Tëngéej ci leeral yeneen ak Jo Maroon. Kër Massar jóge ca commune simple nekk département am ay arrondissement yi di Malika yoo xam ne commune bu Malika ak Kër Massar Nord ñoo ca nekk arrondissement bu Yëmbal ak commune bu Yëmbal Nord ak Yëmbal Sud arrondissement bu Jaxaay am commune bi di Jaxaay Parcelles ak Kër Massar Sud département bu Guédiawaye noonu la amee coppite ndax ñaari arrondissement la am jamono ji mooy Wakhinane Nimzatt ak Sam Notaire Rufisque noonu lañ ko defee ndax xaaj nañ ko ñaari arrondissement la am mooy Sangalkam ak Diamniadio yokk ci nag bu Rufisque Nord li waral découpage administratif boobu nga xamante ne jot nañ ko amal doonte sax coow li bari woon na mooy fexe rek jege askan wi tontu laaj yi nga xamante moom la ñu amoon mu yokk nag bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi bàyyeekoo ca ministère bi yor collectivité territoriale décision bi ñaari avantage la am bokk na ci rek fexe ni askan wi amee jafe-jafe ñu mën ci taxaw ci nu mu gën a gaawee yokk nag gunge li nga xamante ne mooy Kër Massar ndax dañu gis ne askan wi dañu fay gën di bari ñu fàttali ci weeru septembre 2020 Kër Massar amoon ay inondation yu bare ba askan wi jaaxle woon lool njiitu réew ma dem nemeeku leen ca foofu sax la diggee woon ne dina def Kër Massar département ñu fàttali nag laata moom sax am na ay kuréel yi nag ca Kër Massar bàyyi ko ca société civile jotoon nañu amal xalaat wi ndax laaj doon nañu rek ñu taxawu leen fexe nag seen Kër Massar boobu ñu def ko département jamono ñi dégg am na ndax décret la njiitu réew mi taxawal.
jërëjëf Jo Maroon du ñàkk ñoom jëwriñ ji rawatina ki ñu dénk wàllu collectivité territoriale ñëwaat ci goog gi rëddaat ñeel Ndakaaru moom ministre Oumar Gueye ak naatangoom ministre intérieur Antoine Félix Diome bu 10h ci kanam tuuti dinañu janoo ak taskatu xibaar yi ci kaw janoo yi gouvernement bu Sénégal jógtee duppee ko gouvernement face à la presse. ca taax ma ñu duppee président Mamadou Dia di bindu administratif lay doon ci kanam tuuti 10h RFM jamono yi juróom-ñetti waxtoo tegal juróom-ñaari minutes. ak RFM kumpa jeex na. ngir sàkku ñu dugalaat ca l'école ba seeni naatangoo yu nu fa daal di dàqee ndax wàllu absence ñàkk a teew ñuy jàng ca ISEP bu Diamniadio ñoom ñoo fa daal di yëngal ci waxin ca biir daara ji di boobu institution directrice ba nag ne li nga xamante daal mooy ak taxawaay rafetlu ko bu sañoon ñu dellu jàngi ñoom yooyu ndongo dañu koy déglu njiital ISEP Diamniadio soxna Mbose Ndiaye Guèye ak Abdou Diouf Diagne. mooy tey li nga xam ne mooy le point d'achoppement bi nga xam ne moo indi tey échauffourée yi ñu dund fii démb di leen wax rek ne nit ki bul ñaan loo xam ne leer la ne lii mënul nekk ñun ñi ñëpp nekk nañ ay élèves nekk ay étudiants nekk ay enseignants ba fu mu nekk nii mais am na lu nga xam ne ñun mësuñu ko dund suñu àdduna en tant que enseignant en tant que élève donc mënuñu accepter ay élèves ay apprenants ñëw di ñu ko ñaan bu mënoon a nekk ñoom duñ ñu ko ñaan parce que dafa am ay textes am ay critères yoo xam ne ci la ñuy sukkandiku pour di dàq wala ñuy redoubler loo wala ñuy blâmer wala ñuy avertir. Maintenant, c'est sur ces textes-là que le conseil de classe bi basé wu vraiment pour décider exclure ay apprenants yoo xam ne déjà ñu daanuñu jàng duñu ñëw dañ daan absenté bu ñu considérer seen heure d'absence rek ëpp na 300 heures ci ko war a def 2400 heures ci 4 semestres teg ci dolli ñu def examen intégration amuñu moyen bu leen permettre ñu jàll ñu mayaat leen chance pour remédiation amuñu chance pour jàll donc ñooñu bu ñu leen dàqee man gisuma ñoom lu tax ñuy taxaw ne tey dañ leen war a jëlaat donc loolu vraiment man je pense que nit ku normal sax waru ko laaj daal waaw parce que ñun nag après tout ñun ISEP Diamniadio gis nga fii ñun xale yi dañ leen jàpp comme suñu ay doom man bu may wax ak ñoom dama leen di wax ak ñoom comme man sama doom laa jàkkaarloo di wax ak ñoom mën naa la defal li nga bëgg mais tamit man lu ma nangulul sama doom du ma ko nangul doomu keneen. mu nekkoon njiital ISEP Diamniadio doon woo gune yi di ndongo yi foofee ci delloo si ñeel xel yi. pavillon yi université Cheikh Anta Diop Ndakaaru ak i jafe-jafem ci wàllum ndox étudiants yëpp fa daanaka ca suuf la nuy jógee root ak i siwo ki yeneen ngir yéeg wutal di taax ma reportage foofee ak Angelina Gomis. comme fii ngeen di rootee di ko yéega ci kaw chaque jour lii ngeen di def rez-de-chaussée ba quatrième. ñoo ngi fii 4e étage pavillon yi fii nag ndox bi du yéeg looloo waral étudiants yi di wàcc ci suuf ngir ret am ndox bu ñu mën a yéegal ba 4e étage. ñun fii lañ fekk problème yi bii ko fii ay jigéen ñoo fi nekkoon sax daaw après dañ leen di génnee suñu waati góor yi peut-être dañu jàpp ne ñu ñëwee mën a résister affaire yi mais ba léegi ñun moom voilà am nañ problème boobu noonu problème ndox moom vraiment sonal nañu ci trop. da ngay xëy parfois toute la journée doo am ndox même pour def say besoins naturels sax da ngay obligé génn wàcc dem ci yeneen pavillon yi pour def loolu ñu ñëwaat fii nii sangu tamit la même chose parfois da ngay wàcc dem ci yeneen pavillon yi pour sangu affaire yooyu. toilette yi nag amul ndox. ndox mi dem loolu ndox mi dem na ba ban heure lay ñëwaat. il se peut la nuit mën na ñëwaat nag ci kanam. fii pour jàpp julli sax pour jàpp julli ko loolu. léegi da ngeen di wàcc ba ci suuf am ndox soogay ñëw fii. suuf du am ndox dañuy dem beneen pavillon. suñu sukkandikoo ci étudiants yi direction COUD war na ut ay saafara ngir génne fi li ni mel. à chaque fois nag dañuy protester ñu kaas ñu wax mais dañuy andil benn citerne wala affaire yi ñu utiliser ko mu jeex bëgguñu loolu dañu bëgg ñu résoudre problème bi une bonne fois pour tout. étudiants yi nag ñoom ñoo ngi daal di exiger ngir ndox daal di dellu siwaat ndax nee nañu tàngaay bi egsi na te lii ñu jot a dund xalaatuñu koo dunduwaat si tàngaay bi egsee. jërëjëf Angelina ñu waxtaanee agence sécurité proximité ASP corps spécial ngir ñoom loolee seen njiit Birame Faye ko xamle kilifa yi daan ca taxaw ngir nag rafetlu gunu rafetlu it seen taxawaay ñoom ASP yi bu ñu sàncoog léegi ñu déglu ko moom directeur général ASP Birame Faye ak soxna Aminata Goudiaby. ma agence bi tey mun nañ ne kuréel gi nga xam ne moom laa jiite muy ASP royukaay la boo demee Canada steward la ñuy wax boo demee France aussi police de proximité la ñuy wax donc am na ci dëkk yëpp mais tey mun nañ ne royukaay la Burkina ñu ngi koy def fukk réew ak juróomi bokk CEDEAO ñëw nañ fi pour jàng li nga xam ne président loolu la xalaat ngir ñaari mbir yokku kaaraange réew mi dooleel en tout cas way takk deri ci liggéey bi ñuy def ak jox lim gu takku fukki junney ndaw
ñu bokk ci ñuy tabax réew bi maanaam liggéey xale yooyu nga xam dañ leen tànnoon ngir kaaraange ñu leen di jëfandikoo ci fànn yëpp ci pàcc yëpp comme ay chauffeur comme ay assistant comme ay archiviste comme ay comptable comme ay infirmier comme ay informaticien juróom-ñetti at après président xolam sedd ci xale yooyu nga xam dañ tollu seen diggi ndaw jël seen jëmu jox ko addi askan wi mu ne dootuñ leen yewi bien que ay volontaire lañu woon yoon dafa bëggoon ñu yewi leen président ne nañu fexe saxal seen liggéey bi nga xam ñu ngi ko yor ndax amal nañ njariñ askan wi ci la ne nañu teg benn corps spécial loolu liggéey nañ ko ba pare kayit yi jébal nañ ko suñuy kilifa. ñu fàttali rek ne chef unité ASP yu ñeent fukk ak juróomi département yu Sénégal ñoo dajee ci Fatick ngir am fa lëlëb ñett ci fan di ca waxtaane lu jëm ci wàllu management bu ànd ak qualité. diwaanu Saloum la ñuy jàll wutali ak njott gëfa ci wàllu fitna ku may wul bu ko rëggee juróom-ñeenti fan ci weeru juin préfet diwaan gaa xamal ñii di prestataire yu Sénélec ne duñ fa mën a amal ab dox ñoom nag ñu ne dinañu ko def ni ko seeni naatangooy defee ci diwaan yeneen ni Sénégal Timothée Koli la ñu ci àndal ak Ibrahima Diamé. dem nañ Ziguinchor mars fa jàmm kese fa ne ñu def fa jàmm jóge fa préfet autorisé ñu ko te yaakaar naa Ziguinchor moom moo gën a danse fii Kaolack ñu dem Dakar mars fa pacifiquement force de l'ordre encadré ñu bi ñu paree dañu doon félicité ñu dem ba buntu RTS taxaw wax li ñuy wax dispersé wu dem ñibbi kon nag bu ñëwee tey ba suñu feuille de route yegg si Kaolack on n'a pas choisi Kaolack pour faire def ay yoo xam ne nii pour xeex nit la wala dara xeexuñu kenn dañu am feuille de route bu ñuy déroulé te dinañ ko déroulé incha allah ñu jóge foofu ñëw Kaolack déposé suñu lettre de demande sax avis la suñu avis de marche préfet jël ko ñu dem ba benn instant mu woowaat ñu ñëw mu ne ñu ni ngeen ko bindee amul cachet ñu dem changé cachet mu ne itinéraire bi baaxul ñu ne ko xoolal fu la neex ñu jaar fa ñun dañ marche Kaolack rek mu ne léegi defar leen ko ñu defar ko indiwaat ko mu ne du ko jël xamuñu nag lu tax xamuñu lu waral loolu ñun dem nañ ci procureur avisé ko dem nañ ci commissaire avisé ko dem nañ ci gouverneur avisé ko ñoom ñëpp nangu nañ ñu li ñuy wax léegi le 9 incha allah muy neex muy naqari muy taw muy naaj ATE dina marche à Kaolack. ñu leeral ni El Hadj Amadou Ñing moo doon wax noonu El Hadj Amadou Ñing mooy coordonnateur adjoint bu amical prestataire yi Sénélec ca diwaanu Saloum RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñeent. RFM Sport. tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay El Hadj Assane Gueye daal di taxaw ci jaraaf bu Dakar mi nga xamante ni CAF di kuréel bu ngànk wàllu football fii nii ci Afrique daal di nag jël ci ay dogal aj leen aj bi nga xamante ni daal xaw naa diis mën nañu jàpp ne sax diis na ndax jaraaf mi nga xamante ni keroog ba ñu doon football fii nii ci stade Lat Dior bu Thiès ci wàllu coupe confédération seen digg ak benn équipe bu Cameroun di Coton Sport bu Garoua ba match bi jeexee nag dafa am congo bi nga xamante daal def nañ ko dal ci kaw arbitre bi CAF nag gannaaw ba ñu defee seen rapport dañoo daal di kon bokk amande waa jaraaf lu tolloog $20 millions ak juróom am na ñaari seen joueurs yi nga xamante ni daal dañ leen daal di suspendre ci jogante yi nga xamante ni moo nar a am ci wàllu compétition interclub bu fekkente ne jaraaf delluwaat na fa lu tolloog juróom benn match moo di Mamadou Sylla ak Albert Lamane Diène leneen li nga xam ne mën nañ ko wax moo di Youssou Dial di vice président bu jaraaf bu Dakar moom nag dañu ko daal di acc ci diirub ñaari at yi nga xamante ni dootul yëngu ci wàllu football ñu ànd sekk Ndeye Mati Dieng. jury disciplinaire bu CAF biral na ndogal yi nga xamante ne jël na ko ci ñett ñi bokk ci ASC Jaraaf te agressé woon ay arbitre kii di Youssouf Dial fileeg ñaari at ñu tere ko mu yëngu ci lépp lu am lanteeg football ñaari joueurs ya ca des Mamadou Sylla ak Albert Diène juróom benn weer duñu jongante ci match interclub bu CAF naka noonu ASC ba di Jaraaf itam war a fay ndàmpaay bu toll ci $20 millions ci suñuy koppar ginnaaw doxalin bu jur ay te ña mu àndaloon amal ko daan yu ni mel nag mu ngi tukkee ci dóor ak kàddu yu ñaaw yu ñu yëkkati jëmale ko ci ñetti arbitre yi ginnaaw bi match quart de finale bu coupe de la confédération bu CAF bi jeexee jongante boobee sax diggante jaraaf bu Sénégal la woon ak Coton Sport bu Cameroun ñaar fukki fan ak ñett bii la woon ci weerub mai jury disciplinaire bu CAF bi ne dogal yile ba ñu ko bindee la ñu ko tàmbalee doxal yamuñu foofu ndax tamit ñàkk jongante lu tolloog ci fukki weer ak ñaar moom la ñu teg ñaari joueurs yu MC Alger yi ñoom ñooñee itam dañu agressé ab arbitre ca jongante Ligue des champions ba la ñu ko defee woon doxoon seen digg ak Wydad bu Casablanca club algérien bi moom it war a fay ndàmpaay boo xam ni jege na $10 millions ak ñett. Ndeye Mati Dieng wax ba tey ci mbir moomule ak Léonard Diagne moom nga xam te ne moom moo di secrétaire général bu jaraaf bu Dakar la moo xam ne moo di jaraaf dana def appel ñu déglu ko ci micro Youssouf Bodian. am nañ ci tuuti naxar bu ñu xoolee parcours bi jaraaf def ren ci Coupe d'Afrique bi ba egg fi mu yegg tey décision mu mel nii ñëw bëgg a daanu ci kaw club bi décision boo xam ne ñun pour ñun lu nekkul rek la ñu teg suñu kaw dox loolu mënuñu ko nangu donc
donc li ci am mooy club bi moom dina étudier bu baax de PV bi et puis jël disposition am yëpp pour mën a interjeter appel parce que pour ñun décision boo xam ne teguwul ci li am. donc loo tax ñun ñu war a fu ñu toll ni interjeter appel pour mun a yëgal confédération africaine du jury d'appel bi en tous les cas que fee yi ñu bëgg a teg suñu kaw dox fee yi demeewul noonu te en aucunement la responsabilité du Jaraaf est aussi engagée que cela. mi ngi noonu Jaraaf nag tey jii dina sóobu ci wàllu championnat bi di Ligue 1 bi ak match bi nga xamante ne dañu koy dal di dabe ñoom nag danañ dem ca stade Lamine Gueye bu Kaolack ndax foofu la Mbour Petite Côte di recevoir équipe yi nga xam te ñoom lay tasal match googu la diggante Mbour Petite Côte ak Jaraaf dañ ko dal di amal ci tàkkusaan si maanaam bu 17h jotee geneen jongante gu mat a bàyyi xel di match retard 13e journée ci sa Alassane Djigo diggante AS Pikine lay daal di doon ak Teungueth FC moom mu féetee jamono gi ci place bu njëkk bi ci classement bi AS Pikine ma nga féetee si ñaareelu place bi ñu waxtaane mbirum équipe nationale bu Sénégal mi nga xamante ni ñoom itam dañuy waajal jongante xarito seen digg ak ñi di waa Zambie niki samedi gi ci bu 19h jotee ci Stade Lat Dior bu Thiès ak itam geneen jongante niki mardi seen digg ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Cap-Vert ci yoon googu la sax suñu gaynde yi di soobu ci li nga xamante ni daal moo di préparation bi tey yi dañu daal di amal li nga xamante ni moo di séance d'entraînement ci Stade Lat Dior bu Thiès waaye kenn di ko teewee leen li nga xamante ni daal mën nañ ko wax itam moo di équipe bi fi mu toll nii nag ña ngay waajal mbir mi bu baax a baax nañ ko waxee itam Zambie bi nga xamante ni ñoom la Sénégal di tasal ñoom daal nañ yegg si niki démb fii ni ci Sénégal danañ daal di amal ñoom itam ab séance d'entraînement tey ji ca jàmbaar bu Saly laata nag ñuy soobu ci gilee jogante suñu digg ak ñoom facile tamit Edouard Mendy di doomu Sénégal nekk ca Chelsea daal di jël li nga xam ne moo di lii di Ligue des champions moom tey jii la ñu koy xaarandi fii nii ci Sénégal mu daal di kon bokk sóobu ci li nga xam te ni moo di regroupement bi ba tey football waaye bi la yoon ca biti réew ak jongante xarito yi nga xam te ñu ko doon amal lépp ngir waajal lii di euro bi des na nag maanaam fukki fan ak benn ci weeru juin bi la ñu koy daal di door lii di euro bi waaye jàppale ni ci wàllu jongante xarito yi ñu doon amal démb France daal dina am ndam ci diggante ak ñi di waa Pays de Galles bu Gareth Bale 3 ball ci dara Kylian Mbappé Griezmann ak Ousmane Dembélé ñoom ñoo dugal butu France yooyu la nag Pays de Galles moom dafa daal di évoluer maanaam waxtu ak lu tegam ci infériorité numérique gannaaw carton rouge bi nga xamante ni jox nañ ko seen benn jour di ab penalty Karim Benzema moom moo ko daal di créé laata ñu koy jox mu daal di ko raté waaye moom ràññeeku na ci googule jongante ndax joxe na passe décisive kii di Ousmane Dembélé mi nga xamante ni gannaaw ba mu duggee ci seconde période bi la jot a dugal deuxième bitu France 79e minute de jeu Angleterre moom dafa daal di daan ñi di waa Autriche benn bal ci dara kii di Saka nekk ca Arsenal moom moo jot a dugal butu Angleterre Allemagne ak Danemark dañoo daal di match nul 1 but partout Pays-Bas itam ak Écosse daal di match nul 2 buts partout waaye ka ca ràññee ko googule jogante moo di Memphis Depay nekk ci Pays-Bas doon itam joueur bu Olympique Lyonnais ñu daal di waxtaane wàllum athlétisme ak Sénégal mi nga xam te ne ràññeeku na ci championnat bu CEDEAO doon organisé délégation Sénégal nag la mu gagné ci wàllum médaille ca Nigéria moo di 40 médailles fukk ak benn yi di am médaille or fukk ak juróom-ñaari di médaille argent la ci des nag di médaille bronze fukk ak benn di ab performance bi nga xamante ni daal mën na tax ñu am yaakaar ci championnat d'Afrique yi ñu jublu ak itam ca Jeux olympiques yu Tokyo loolu moo di kaddu directeur technique national bu athlétisme di Pape Serigne Diène ñu déglu ko ci micro yu Souba Diong. gis nañ ne am na épreuve yoo xamante ni comme li ñuy wax 400 mètres muy benn touru terrain li ñuy wax saut yi tëb yi ak yeneen épreuve Sénégal da ko doon ñàkk lu gën a bari te cette fois ci ñàkkuñu ko gañe nañ ko ci kanamu dëkk bu am doole ci athlétisme muy Nigéria muy loo kenn mu nekk loo xamante dañ koy rafetlu li gën a tax ñu koy rafetlu nag moom mooy fii ak ñetti semaine war nañoo dem championnat d'Afrique te loolu day wane ne donc préparation bu baax la préparation bu ñu mën a permettre la ñu am sélection bu baax pour championnat d'Afrique te ci biir championnat d'Afrique boobu nag tamit war nañ mën a am loo xamante ni résultat bu ñu permettre ñu espérer am qualification Jeux olympiques surtout ci ñaari épreuve mooy 110 mètres air yi ak athlète bi ñuy wax Louis François Mendy ak relais 4x400 mètres bi nga xamante ne ñaar sax yi nga xam ne ñoo ci bokk ñoom ñoo gagné première place ak deuxième place ci compétition boobu donc muy nekk ñaari discipline yoo xam ne ñu ngi leen di ciblé pour mën a seet nan lañ ci qualifié Jeux olympiques bi nga xamante ne mooy am Tokyo. ok El Hadj Assane yaakaar naa ni fii la ñu koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. waaw ñu yemale fii sunu waxtaan ci suuf xam nga Kader moom équipe ngoon gi la tàmm. waaw mu nga doon ak barbam bii mu war a peñe ji. te ba nga koy jow jow bu rafet ndax yaram nga doon wax. waaw mu rëcc yar rek am solo. waaw mu nga doon jërëjëf sëñ Cheikh. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu ànd ak Anna Rocha ci chronique culture bi.
maa ngi leen di nuyu mbokk yi Jesus Was Black mooy turu exposition wu artiste bi di Djibril Dramé mu di ab exposition photo boo xamante ne gulet mu koy amal fii ci Sénégal ca Île de Gorée fa la ko tànn def Mame Astou Kane moom moo doxantu ca centre socio-culturel Boubacar Joseph Ndiaye fi ñu koy amalee. ci ay tableau ñu gis ci ñeenti nit yu ñuul ñeenti kanam mi bokkul ñoom ñëpp sol lu weex waaye nag benn signification kese la am yile photo ñi ngi ko jël yenn ci géeju Ndakaaru yi ngir fësal couleur yaram bi nga xamante ni moom la Jésus amoon. Djibril Dramé doon ki defar yooyu les tableaux. waaye ci science daal la tàmbalee maanaam loo xamante ne nekkul lu spirituel. spiritualité la jeexale waaye ci science la tàmbalee ndax man ki ma dajaloon foofu ci voyage d'Addis Abeba à Los Angeles ba ma waxee loolu man gëm naa ko ndax moom scientifique la. Jésus nit ku ñuul la woon mu doon ab exposition boo xamante ni ñu ngi koy doog a def fii ci Sénégal Djibril di wax rek ne li ko inspiré moo di peinture classique Jésus nit bu weex bi. donc ñooñu daal laa jël rek def leen ci ay position yoo xam ne dañuy mel ni Jésus d'après peinture classique ba pare aussi bëggoon tamit ñoom ñu taxaw ci position yoo xam ne taxawaay yoo xam ne moom mooy Jésus bi ñu daan gis ci église yi mooy Afrique mooy foo munti dem Jésus bu weex bi nga xam ne tubaab la. mu doon ay modèles yoo xamante ni mi ngi ko tànn ci leeraayu yi la ñeenti nit bu nu sukkandikoo ci artiste bi lee. du ma gis nit rek ci jëmmam mais maa ngi gis nit ci ruwam donc bi ma gisee ni ñoom am nañu leer googu noonu nekk ci ñoom. rek moo tax man ma choisir leen. Djibril ay atam toll ci fanweer mu doon ku gëm spiritualité mu nekk nag photographe bu njëkk bu intéressé wu ci ay graffiti fii ci capitalu Sénégal bi. expo bi nag mën ngeen ko seetaani ji ba fanweeri fan ci weeru juin gi ñu nekk jaajëfal Mame Astou Kane ci agenda bi ni ki alxames ji dañu amal cérémonie présentation ñaari téere benn bi di femme noire francophone bu Odom Angoune beneen bi nag di gouvernance et lutte d'influence politique fii ci Sénégal ki ko bind di Mohamed Lamine Manga cérémonie bi ñu jàpp ko bu 15h30 jotee ci WARC di centre de recherche ouest africain mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg